mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak docteur Macoumba Diouf mi nga xam ne ci wàllu mbay mi moom la ñu dénk wàllu horticulture mu jëm ci wàllu gàncax gi nga xamee ne doomu aadama yi dañ koy jëfandikoo fii ci biir Sénégal pataas la soble la am njufeen buñ ko dénkee njiitu réew mi jumul loolu nu bàyyi ko xel moom loolu la jiite nekk également koo xam ni kii ci Lat Mbengue gañewaat na élection yi nga xamee ne moom la ñu génn kooku nag dañ la ciy félicité bala ñoo tàmbali parce que xawoon na tàng tuuti Macoumba ñu ngi lay nuyu. sëñ Maodo maa ngi lay fay. di am mbégte teewaat fii ci sa plateau sa émission bu am solo bi muy jano bi. di la gërëm ci invitation bi di nuyu nag mboolem kilifay kër gi di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay ndax ku ne xam nga ne Sud FM la Sud FM kër la ci këru jokkoo yi ci taarix daanaka ci cosaan ci réew mi ak ci liggéey bu rafet démb ak tey. d'accord nuyu nag mboolem sa auditeur ak auditrice yu limu yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. nekk it ci bitim réew di profiter ci ndorteelu koor gi. di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan dugg nañ ci jàmm yàlla nañ ci génn ci jàmm sunu borom nangul ñu ci jaamu yëpp di wax fay nii nag. d'accord ñu muñ rek te góorgóorlu. d'accord léegi yàggul léegi mu jeex. d'accord fayal yi dañuy war alors Macoumba dañu dégg ci discours njiit réew mi président Macky Sall bi muy fàttali réew mi bi mu moomee boppam mu ne consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons li ci wolof mooy li ñuy bay fii ci réew mi nañ koy jëfandikoo li ñuy jëfandikoo tamit nañ ko fiy bàyyee alors mu dénk la nag mbay mu am solo ci jamono yi nga xam ne dëkk bi neexul prix yokku na horticulture bi et cetera alors ban lecture aussi bien économique ak politique nga def ci kaddu yooyu njiit réew mi rotal le 4 avril. jërëjëf sëñ Maodo d'abord damay rafetlu discours njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall président de la république ci 4 avril wala boog veillu 4 avril nga xam ne discours la bu muy def at mu nekk muy discours bu am solo ndax waxtu wi ñu koy def ci biir waxtu wi mooy pour mandargaal waxtu wi ñu moomoon sunu bopp ñu koy wax indépendance te doon sa bopp ak moom sa bopp dafa yemul ak lenn Maodo kon may ndokkeel président de la république ci 4 avril bi ñu jóge di ndokkeel gouvernement waaye di ndokkeel nag vraiment forces armées yu Sénégal ak ay ndaw Sénégal ndax ñoom la gën a doon seen jagle feetu ñëpp la waaye jaglek ndaw ñi la ak armée bi kon maa ngi koy ndokkeel ci loolu ci ndokkeel réew mi di wax ni Maodo waxtaan bu am solo le président de la république yëkkateeti laay wax sax ndax du guléet ci fànn yëpp waaye comme fànn boobu nga tuddagum ma lay wax ni dama ko rafetlu lool ci côté économique lu am solo la comme ni ko waxee ci côté stratégique it pour ne pas dire politique ndax politique ñenn dañ ko gisee nu péjoratif ci côté stratégique discours bu taxaw la discours bu am solo la discours bu ñu war a jëfale ñu bañ cee féetee rek wax ji am na solo déedéet nañu taxaw ci jëfe ko lu tax ma ne am na solo Maodo indépendance dëgg moom sa bopp dëkk mooy moom sa bopp ci wàllu li ngay xéwloo ndax bañ na ko ba mën nga ñàkk lépp muñ ko wala am noo ko mëñee waaye réew mu suñu mbokk tukulóor yi bari laaj leen ba xam mën ngaa muñ lépp ba mu des xéwlu maanaam Maodo ñam mooy nit kon bëri na loo tële te boo mënee sa bopp ci wàllu dund rek mu mel ni mën nga lépp kon maa ngi lay wax kon solo yi am sa souveraineté alimentaire solom
lu ko gën a am solo ci réew mi amut kon xam nga ne côté stratégique te yow nga tuddee ko politique kon xam nga luy aar réew mi la ndax dama faral di wax ne sécurité dëgg Maodo ki ko am mooy ki am sécurité alimentaire ndax gis nga boo amul sécurité alimentaire amuloo sécurité ndax bu dee jàmm rek ngi am di nga lompoñ ba lenn lu jëm ci wàllu koom-koom wala lu jëmale kanam doo ko mën a def beneen bi mooy day indi insécurité parce que foo gis nit ki di song nit ki di jël lam am rek ñàkk la muy wut moo ko waral rawatina nag ñàkk dund déggoon nga fi les émeutes de la faim 2018 amoon na fi. kon xam nga ni luy indi émeute jar naa moytu kon bu président ne nañu bu ko waxaatee Maodo dama naan waxaat parce que li président li ñuy wax ci fàttali rek am solo bi mu am solo yéen sëriñ daara yi wala nitu daara yéen a ko wax zakir fa inna zikra donc fàttali ndax dina jëriñ mais loolu dafa feeñ ci li mu def ndax depuis plan Sénégal émergent Maodo le président wax ni dund wala bay dundee moo war a doon yoon wi bi nga ne dama bëgg koom-koomu réew mi bu doon saxaar la ma ne bopp bii xëcc wagon yi na doon mbéy wax na ko yemu ci mu jël objectif yi nga xam ne moom la ñu war a atteindre maanaam jëmukaay yi xeetu mbéy yi mu séddale ko ñaar jël mbéyum nawet dooleel ceeb ak gerte mbéyum noonu mooy nañ dooleel soble ba am ci lu ñu doy ak légumes yi nga xam ne dañ koy jaay bitim réew mais loolu gulet ci président Macky Sall la amee maanaam vision boobu yemu ci mu jàppale filière yooyu maanaam jël ci alal nguur gi ak jàppale gu ko partenaire au développement yi di jàppale pour dooleel filière yooyu pour lan pour ñu jot suñu bopp dégg nga bi ñu fi wax autosuffisance alimentaire non autosuffisance en riz. C'était en 2017 mais c'est loolu objectif la woon. Oui mais est-ce que ça a été atteint bon. Ça n'a pas été atteint waaye sorewuñu atteindre ko li tax ma wax la loolu li may taxaw foofu tuuti mooy bu ñu gis rek autosuffisance alimentaire ci benn xeetu mbéy loolu moom ma yóbbu léegi ci horticulture bi nga tudd maa ngi ci ñëw léegi est-ce que ñun ci benn xeetu mbéy rek lañ war a jot suñu bopp déet dañuy lekk dugub bu dee céréales yi. Oui, bien sûr. di lekk ceeb Mais absolument. di lekk mboq. Oui. basi foño bu dee légumes yi bu ñu ko doon lim fi la ñuy fanaan soble ngi fi pomme de terre carotte chou ak yu ni mel mun nga ci lim fanweer ci ay filière kon autosuffisance wala souveraineté alimentaire bi ñu war a atteindre Maodo mooy fexe ba lépp maanaam boo mboolee seen xeet yi ñuy dundee ñu am ca loo nga xam ne boo ko boolee at mi yëpp Sénégal yi daay mën a dund fii ci réew mi te duñu soxla du jóge bitim réew kon loolu boo jëlee ceeb bi nga doon laaj niveau bañ ca toll bañ waxagulee nañ atteindre autosuffisance en riz bañ ko waxagulee ñu ngi woon ci ay 350 000 tonnes 400 000 maximum par at ñu dem ful ko ba ñaari yoon yu teg da ngay jàpp ne aussi avec le croît démographique population bi diggante bi yokku na li ñuy soxla ci ceeb yokku na mais ci gàttal def nañ ci jéego yoo nga xam ne ñëpp ko rafetlu lan moo tax ba récemment président de la République ci mesure yi mu jël mu boole ci subventionné ceebu mbéy ba teg ci 31 francs ou 32 francs kilo bi nekk bu fi ceeb boobu amuloon Maodo est-ce que dina ko subventionné ma ni kon maa ngi lay wax ni li fàttali la ci doxalinu président de la République nee naa la PSE la njëkkee jëmmal loolu ba filière boo ci jël ay la yéwén boo ci jël rawante nag am na ci parce que horticulture moom wax dëgg yàlla filière yooyu kenn du ñoom xam nga li may wax. mais y a eu des problèmes des problèmes de stockage problème de conservation mais justement parce que yéen li ngeen bëgg. bu tuuru. oui mais d'accord. ba nga doon critique ba nga doon défaut xam nga ne Maodo mbir mi war nañ koo seetaan mais maa ngi ñëw foofu. non mais surproduction waaw d'accord rapidement. loo nga xam ne fi mu toll wax dëgg yàlla boo ko jëlee ci céréales yi am nañu ay record de production maanaam lu naan guleet nga jël légumes yi foofu la rawati far mais loolu dafa war a wéy
ñu bañ ñu boole ko nag ak di ko xewloo ndax président daf ne nañuy béy la ñuy dundee te di dundee. li ñuy béy waaw mais justement kon oui mais foofu maa ngi yore moo wax na fi aussi consommer local oui. am na le mois du consommer local loolu ci jamono yële ci ginnaaw la xewoon Maodo maanaam président mësul noppi di wan nit ñi yoon wi fii la waaye message am bi dafa actualiser loolu encore une fois wane nañ produire nag mu doy il a parlé d'accroître et de valoriser les productions dafa ne nañ ko. mais actualiser et appliquer waaye nañ ko jëfandikoo. oui ma ñëw foofu kon gis nga ni li may njëkk a fàttali sama bopp fàttali ko Sénégalais yi mooy nañu jàpp ne lu gën li ñuy def fii amul feneen te jëggaane dañ ko war a arrêté jàpp ne liy jóge fële moo gën wax dëgg yàlla en tout cas ci wàllu mbéy jéego yi am actuellement kenn mënatul jël lay non lii mënu ma ko jënd parce que li ceebu bitim réew dafa gën ceeb bi wala mboq bitim réew dafa gën mboq mi. il y a un problème de qualité ah il y a un problème de qualité. non non il y a un problème yow mi mais Macoumba yow mi yore soble si sax yow mi yore soble si. da ngay dégg sax gars yi naan soble si bi ñu importé qualité bi moo gën est-ce que intrant yi ngeen di joxe moo doyul wala gars yi dañ koy teel a déqi wala en tout cas jigéen ñi boo leen waxee ñu ne soble si d'accord bàyyi nañ ko mais qualité bi taf. mais qualité bu pré bi ma lay jox ne qualité bu irréprochable la Maodo. ah bon waaw. ça va yaa yore mbay soble mi de. at mi ñu génn. l'année dernière. 2022. 21 oui. juróom-ñeenti weer. ci fukk ak ñaar. il reste 3. soble mbay comme noonu lañ koy tuddee ñoom. ndax soble yëpp ci mbay la jógee soble mbay maanaam soble local. moom lañ dundee. ah bon dans ce pays. waaw Sénégal gii. 9 mois. 9 mois. fépp di ko kii nii. fii ci réew mii. boobu ana importé bi non attends da nga tëjoon importation bi. nga jël pomme de terre. 10 mois 10. ah bon. waaw kon xam nga loolu non Maodo est-ce que yow sénégalais ak ni nga leen xamee ma njëkkee ci yow mii niñ mën ñemee bañ niñ gaawee ci critiquer mbir mën nga leen téye fii ci réew mi di leen xool soble bu baaxul juróom-ñeenti weer yow mën nga ko yow kenn mënut loolu mooy firnde bi que ne soble bi fi nekk soble bu baax maanaam loolu kenn du ko jël konoon nga coori fekk la fii nga toog comme yow bu mu jokkoo nga yore kon kenn du la ko njëkk te déggloo fi benn manifestation ak wax bu fës bu siiw bu jëm ci qualité soble la ñuy wax kay ma del ci léegi mooy bay nañ ko bëri na léegi dañu am fu ñu ko denc. stockage bi ko jaay ndànk problème stockage. exactement loolu nag lan moo ko indi Maodo boo jógee ci 2012 nga doon am ñetti weer ak genn wàll wala ñetti weer lu ma doy ci soble ñett laa wax ñett wala ñetti weer ak genn wàll. moom lañu daan dundee soble bi. waaw mu jeex. mu jeex maanaam tuuti soble moo fi doon ñor ci gàttal. ah bon nga dem ba tey li ngay ñor ci soble mën na bu dencukaay amoon Maodo wala transformation maanaam ñu soppi soble doom bi. ak wala sunguf bi. def ko poudre. oui. wala ñu def ko ci façon yoo nga xam ni dina neex a denc kon benn doomu soble dootul jóge bitim réew ñëw fi. waaw mais léegi nag loolu erreur bi kan la incombé c'est l'État c'est les privés est-ce que voilà je sais pas c'est quoi. entrepreneur voilà investisseurs yi ngeen baaloo. xam nga la fonction de production c'est une fonction privée par essence maanaam nit ki mooy décider boppam dem béy nguur li muy def mooy gunge mooy accompagner mooy jàppale ki bëgg a béy ki bëgg a sàmm ki bëgg a napp et cetera mais maanaam créer environnement bi pour wala ne def na wala wax dëgg yàlla même bu dee wàllu denc bi sax tànqamlu ko naa la ko leeral léegi nguur gi def na wax dëgg yàlla lu am solo ba tax ñu yegg si ci production record yooyu mooy déjà joxoñ bi vision bi benn bi 2 moyens yi mu ci def pour gunge béykat yu ndaw yi pour ñu jógee fa ñu nekkoon pomme de terre dépendre ci bitim réew 2012 ba tey ñu am lu ñu ci doy moo tax bu président di wax autosuffisance wala souveraineté xam nga ne bu du woon affaire ndenc mi légumes yi nekk ci horticulture taxu ñuy wax yooyu boo ci jëlee yi ci gën a am solo liñ ci am ëpp na suñu soxla Maodo. ah bon fii nii may wax yow oui. donc denc bi kay
mooy mbir mi ma tontu la foofu nag mooy li nga wax ne responsabilité bi kan la. waaw c'est ça. mu ngi d'abord nekk responsabilité bu secteur privé moo doon loolu man du ma ko tay du ma arrêté mukk di ko wax lu ma gëm la xam nga tax tey infrastructure maanaam bërëbu dencukaay yooyu ngay gis boo demoon Hollande wala nga dem ci yeneen réew ci Europe ay millions de tonnes lañ fay denc ay millions de tonnes waxuma ay. soble pomme de terre exact mais loolu état ba defu ko secteur privé bi moo réaliser loola di fa denc wala di fa dencal ay kuréelu béykat moo xam ay coopérative mooy ay agrobusiness ba pare ñu koy fay te loolu yow mii Maodo mën nga ko keneen mën na ko keneen Maodo ko bu doon da ngaa nekk ci secteur privé da ngay jël say te li ma lay wax nii am na preuve am na ñu bëgg a bitim réew ñëw ci réew mi andi fi ak ay doomu Sénégal bokk ak ñoom créé kuréel di liggéey ci loola di def ci lu mucc ayib yoo nga xam ne bu du woon ñoom tey lambaay gën a ñaaw. mais tey ci 140 à 150 000 tonnes yi ñuy ñorle. oui ñoom dinañ ci denc néew at mu nekk 65 000 tonnes 60 ba 65 000 tonnes ci ay chambre froide mais fu ñu ko jëlee dañoo dem lépp xaalis dem banque li ñuy mu di seen xaalis bopp xëy na en tout cas seen montage financier la ñu def réaliser ko tey ñu ngi ci gis seen bopp waaw lan moo tere Sénégalais yi ñi nekk dans le bâtiment nekk dans le commerce nekk dans les services nag yooyu baax na Mado mais nañu dugal seen gën a dugal seen loxo ci mbéy mi tax mbéy mi. waaw mais secteur la à effet d'entraînement sur les autres secteurs secteur primaire bu doxee secondaire dox tertiaire dox donc maanaam day xëccaale yeneen yi. mais def leen une politique buy pousser état bi mu jàppale secteur privé bi. ki la indil PSE indi la code des investissements am mbir yu bëri yoo xam ne bu dee ci wàllu mbéy la daf la koo exonéré waaye falal la maanaam yow mi bëgg a jël sa xaalis dugal ko ci wàllu mbéy yombal yu yaatoo yaatu yàlla nguur gi defal mais nguur gi wàcc na bu doon dafa bëri ay frais yu demee noonu nga mën a wax ne ah fii taxi dafa bëri su ma ci duggee nangam mais environnement bi la def ba mu jàppandi ba nga xam ne tey nit mën na cee dugal sa xaalis mais lu amul risque Maodo amul muy mbéy muy leneen mais mbéy ni mu xarañee léegi ak nouvelle technologie yi rawatina agriculture irriguée nga xam ne daanaka risque bi faible na lool ndax à part yenn feebar yeeg yu demee noonu te yooyu techniciens yi peeg nañ ko ma ne am nañu xam-xam boo xam ne. d'accord mais Macoumba d'accord mais si très bien si absolument mais sur très bien mais sur production d'accord oui d'accord mais d'accord léegi surproduction bi amoon daaw man déggoon naa fi benn manifestation au niveau de Potou c'est vers Louga boori Gandiol yooyu mais qu'est-ce que ñu ne waaw soble si bay nañ ko ba mu bari trop boo def ndànk dañ koy tuuri parce que amuñu fu ñu ko jaayee mais loolu lu taxoon loolu ba gars yi di kaas naan voilà soble saa ngi nii amuñu fu ñu ko jaayee mais loolu état bi moo koy jënd wala dañ ko war a import exporter mu génn réew mi wala. loolu bunt la laaj bu am solo Maodo li xewoon te xëy na sax mu ngi xew ba léegi ay saafara nag ñu ngi ci gis nga fii may wax ak yow nii bi ñu dakkalee njaayum jëlee soble ci fa muy ñoree yi indi ko ci marché yi daanaka ci semaine la toll li ñuy wax régulation nga xam ne ministère du commerce à travers ARM ñoo koy jiite ñun ñu bokk ci ñun waa agriculture waa douane bokk ci béykat yi seen kuréelu béykat yi bokk ci mel ni IPOS commerce kuréelu commerçant yi bokk ci nga xam dañuy toog waxtaan seet nu ñuy tëralee marché bi ba comme ni ñu koy waxee sël du yooyu giir du dem ak neen du dem neen dañu mujj def fan yii ma lay wax c'est en vigueur arrêté bi nga xam ne wala circulaire bi nga xam ne moom la DG bu ARM génne daanaka ci semaine la war a toll lu ñu wax ñu ne bu kenn indeeti soble ci marché bi muy béykat bu ndaw bi pour à peu près ay fukki fan wala lu ko passé tuuti pour béykat bu mag bi fii ba le 21 su ma juumul avril bu mu indi mooy agro business bi pour lan pour marché bi mën a af. ñu réguler ko quoi. très bien pour que li fi ne nit ñi consommer ko nga xam ne du am sur offre parce que loo am marché moom xam nga ko mooy bu produit yu bare njëg li daanu. bu produit bi néewee njëg li yokku kon régulation bi
mu ngi revenir rek ci réguler approvisionnement marché national bi. moo tax tey yaa ngi dégg ay affaire u denrée de première nécessité yu ñuy yokk. déggoo ci soble ak pomme de terre ak yooyu de te doo ko ci dégg. yooyu du yokk te ci koor lañ nekk nag moom bu ci yooyu waroon bokk. fay ni. non mais attends waaw mais d'accord mais est-ce que. gis nga ne mais flambée des prix amul fu mu yem ah. mais dama ne la légumes yi bokk ci. ah bon horticulture bi assuré. légumes yu en tout cas les légumes de grande consommation yi nga xam ne. waay mooy soble pomme de terre ay supame et tout ça. yooyu moom bokk ci. kon gis nga xaat pertinence su message du président de la république parce que tey imaginez ñu wax yëpp ne dafa yokk ba président wàññi ko légumes yi waroon cee bokk. te bokk ci kon Maodo dina gën a ko. cela veut dire que ci la soble li mu doon jar ba léegi moom la jar. mais d'après le directeur de l'horticulture. ma ne au contraire dafa daan woon fan yi oui. lool ba pour ñu yëkkatiwaat ko nee naa la régulation bi moo obligé dugg pour que ni mu tuuroo woon ci marché yi. ñu mën a gérer flux bi di jóge ci zone mbay yi. dikk ci marché bi ñu gérer flux bi ba nga xam ne. marché bi dina af. ba nga xam ne njëg li dina reste ci niveau bu baax pour que béykat yi gis ci boppam. loolu lañ mujj def laa la wax loolu li may wax nii c'est en vigueur boo demoon tey direction générale bu ARM ñu wan la affaire yi. ñu wan la ko même man xëy na daf maa rëcc rek mais dinaa la ko yónni nga gisal ko sa bopp. d'accord nga xam. oui mesures yi ñu jël pour réguler loolu kon xam nga loolu. c'est important. loolu bokkul ci li ñuy wax flambée. d'accord xëy boole ko ci mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ak Macoumba Diouf nekk directeur bi yore wàllu horticulture nañu revenir un tout petit peu parce que xam nañ la ci wàllu réew mi ni muy doxee ci wàllu politique ci sa wàllu détermination ñëpp xam na ne Macky Sall moom fu mu yendu nga fanaan fa yow Macky moom d'accord on est d'accord parce que am nga sañ-sañu boobu mais élection yi ñu génn seen dëkk parce que loolu il faut ma fàttali ko ñu baree bari élection yi am na lu ma for ci weewu nag ñu ne avant ñuy tàmbali sa waay xawoon ngaa tiit quoi yaa gagné nag félicitations yaa gagné woon nga gagné waat nga bon xaw ma si secret nag parce que man loolu jaaxal na ma trop parce que dans le Saloum ay Kaolack ville bu mag bi dafa daanu am na ay quelques kii yoo xam ni daanaka dafa xaw a kii ballottage bi xawoon na doy waar yow nga gagné waat sa commune te gars yi li ma déggaat ci weewu nag ñu ne saa waay bu nag bu wote waatee day gagné waat léegi lan bon je sais pas man damay jël samay information dajale ko. waaw loolu lañ ma wax daal mais léegi looy tiit kon yow lu tax ngay tiit kon. xaw ma yow la woon xaw ma noo doon yow en tout cas kenn seen mbokk yi la seen mbokk journaliste yi. oui. nee leen foofu titre foncier la. cela veut dire quoi. titre foncier politique. foofu ñun bu ñu soxlaa incha allah kenn du jot. ah bon. waaw xam nga li tax liggéey la Maodo. mais yow may ma ko yow gars yi song la xaw la mais yow mais est-ce que xaw ñu la tuuti ba tuuti. yoo xam naa li ma la jekku fan yi ci koor gi rek moo tax ngay wax waaye xam nga ne ki la ko wax sax mënoo wax ne déw la. non du ma ko wax ci rajo. dal ak sérénité bi ñu ci àndal. ah bon amoon ngeen. boo jëlee enregistrement yi ñu def émission yi ñu def avant loolu peut-être même pas un mois avant. di nga ko dégg. que tu n'étais pas perturbé. non mais ñun mënuñu am lu ñuy perturbé lan moo tax. mais ñu dem foofu Maodo pour def politique. pour taxawu suñu askan. fa lañ fekk baax fekk ñu fa ñu jàpp ne am na as tuut lu ñu xam as tuut lu ñu man as ñennat ñu ñu amanteel jaxasoog ñoom ñu jàpp ne loolu yëpp bu ñu ko indee mettre ko au service de la population dina doon ndimbal permettre ñu jëlee gox ba bërëb sàngam yóbbu ko feneen mu yokkute muy jëm kanam mais loolu lañ jàpp ne moom lañ ameel suñu. kon yow da ngaa jàpp ne dañ laa sujet ci sa bilan pour falaat. ñun defuñu ko pour luñ cay amee wala luñ cay wut dañoo jàpp ne bu dul ñun kan lay doon maanaam li ma bëgg a wax mooy li ñuy def nii ñun ñëpp la war waaye am na luñ ci mën andi loo nga xam ne xëy na suñu nawle yu bëri mënuñu ko kon kay dañ ko war a mënal askan ba ndax askan ne daf ñoo mës a mënal kon ñun retour de l'ascenseur ci lañ nekk bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy def politique pour def ko métier nga xam ne boo leen laajee lu ñu seen métier sax daanaka mënuñu ko wax la ñuy wut ca politique ba daanaka ca ëpp pour ñoom la kon du ñu am jotu xalaat defal ñeneen ñi ñu ne dañuy ñëw pour que réussite as tuut bi ñu am di ci sant suñu borom bu baax
loolu ñu mettre ko à la disposition de notre population ci fànn yu nekk nag ci fànn yu nekk ba nga xam ne demin bi ak nekkin bi dina améliorer ñu wax ne lii ñun ñoo participer parce que nag processus la ñun ñoo participer ci lii pour jëlee gox bi fii yóbbu ko fële kon boo déggee man fàttali la loolu Maodo mooy fi ma teg le fait que bu ñu soxlaa dañ ñuy jox mooy dañoo nekkal nit ñi maanaam nit ñi xaw ma kan lañ doon nelaw léegi ci nelaw ci politique waaye nekkatul léegi foog ma sax nit mën na cee mës a nelaw parce que boo xamul dara it xam nga lii sa intérêt. d'accord kon ñi xam nañu ne. oui ñun ñu nekk fa ñoom la gën a nekk seen njëriñ ndax ñun liñ ci am mooy satisfaction wu nekk au service des nôtres maanaam di jaamu soxla yi suñuy mbokk. d'accord mais est-ce que soo comparé est-ce que absolument mais soo. waaye ñun boobu lañ ci am ñoom nag biñ ci am mooy ñu soxla ca la du bëri ndax lépp moom yar rek moo ko mën ñu soxla ci lu bëri ci loola ñu faj ko. mais dama ne boromam boo ko nee méngaleel diw ak diw mais méngale boobu day gaaw. d'accord mais est-ce que mën nga comparer sa première élection yi la nga génnoon résultat yi nga amoon ak yi est-ce que effrité wul est-ce que gars yi xaw ñu la. wala da nga yéeg wala da nga moo tax man la est-ce que quelque part. xam nañ ne gañe nga fa gañewaat fa gars yi wóolu nañ la mais est-ce que bii xawuñu la cokkaas tuuti. non xam nga bii. wala coalition yi. disons format bi dafa wuute ak yu njëkk lan moo ko wutale bii juróom boo demoon sama commune man juróom benn liste moo fa nekkoon te bul fàtte Maodo élection locale. bii raw gàddu la de bii raw gàddu la. waaw raw gàddu la moo wone d'ailleurs moo wone doole yi. APR ak bu Benno Bokk Yaakaar raw gàddu bi buñ demee nga am ñu war a am juróom fukki conseil ak juróom benn nga am ñeent fukki ak juróom benn ñeenti liste séddoo ko ñi am ñaar ñi am ñett te nag élection locale bul fàtte ne li ko gars yi di waxee nawetaan la mooy nawetaan mooy lan mooy sa équipe daree wóor ne mënta sori sax mënut lu bëri waaye moom nga faral. oui. xam nga dégg nga wax ci donc. xam na Maodo mii xam nga ne mënta gagné kenn waaye bu demoon dëkk ba koñ bam dëkk ñu ne famille bi Maodo la ñu am ñoo gën a xam ne nag Maodo du gagné dara ñoo ko gën a xam. mais moom la ñuy jàppale. donc loolu mooy réalité locale bu ko defee électorat bi daal di effrité wu ku nekk am ko àndal waaye ci njëppaandaw la li mu génnee lu leer la mooy. écrasante majorité xam nga 40 contre 16 xam nga loolu wax dëgg yàlla mënoo ko. 40 conseillers contre 16 conseillers. waaw 16 yu ñeent bokk. supposons kenn ku nekk am 4. ñii 3 la ñu am ñii 2. d'accord ma fàttali ba léegi nii. oui donc kon yow kon. réalité locale dafa am mais ñun suñu taxawaay ci département bu Kaolack taxawaay bu fës la bu leer la te bu ma rafetlu la. d'accord. saisir occasion sa antenne pour vraiment gërëmaan encore une fois askanu commune bu Latmingué yëpp ñoom ñëpp nag ñii ñu votel ba loolu am bien sûr il faut que ñu distinguer leen mais ñeneen ñëpp it dañoo jàpp ne jàmbur nekkul foofu ñun ñëpp ñoo bokk te ñun bokk googu moo ñu yëkkati moo ñu fa tax a dem ci wàllu politique mais il faut que ñu féliciter bu baax waa APR féliciter bu baax waa Benno Bokk Yaakaar nga xam ne daanaka fukki parti ak benn wala fukki parti ak benn ñoo ci bokkoon vraiment di rafetlu seen taxawaay di ci kontaan bu baax bu yàggul la ñu taxawal la ñu installé équipe municipale bi ñu rafetlu ko def ci parité parfaite démb la ñu wala barki démb la ñu installé commission technique yi vraiment ñëpp bokk ci ñëpp jàpp ci ñu profité ci pour féliciter leen ak rafetlu ko di ñaan nag vraiment di wax ni comme ni ma ko waxee bi may installé sama adjoint yi ak commission yi mooy tey élection politique en tout cas wax dëgg yàlla jeexandi na mu ngi suñu ginnaaw en tout cas ci côté conseil municipal bi du bërëbu def politique bërëbu liggéeyukaay la loolu maa ngi rafetlu. d'accord d'accord comprendre message boobu mais noo gisee très oui ñu ngi koy wax askanu commune wu Latmingué yëpp. d'accord ci commune Latmingué expertise ressources humaines bu ci nekk rek. day soxla nañ ko ndax commission technique yi ñu taxaw. ñu taxawal ñaar fukk la ak ñaar te bu ci nekk am na ci lu mu war a yëngu te loolu yëpp doon lu soxal askan wa kon ku ci nekk la nga xam
commission yi daañu ubbeeku def mu am système mu cooptation ba nga xam ne même boo nekkul conseiller la nga xam mën nañ koo jëfandikoo ci liggéey bi ko. D'accord. Est-ce que donc cela veut dire que bon gagné nga Latmingué d'accord ñu ngi jëm ci législatif yi juillet bii ñu jëm le 31 juillet Macky Sall yónni na ay lieutenant un peu partout ñuy def ay parrainage pour waajal élection yi est-ce que Macky dafa tàmbali ñàkk wóolu boppam wala dafa bëgg a gaawantu parrainé taf am ñoo xam ne dafa leen xaw a écarté bon ban lecture politique nga ci am et gis naa tamit après ci loolu nag la ñuy jógee dem ci politique ndaw ñi parce que gis naa muy sax félicité ministre bi ñu dénk wàllu jeunesse nee na Fatoumata Tall ci liñ ko 600 xaw ma lan 30 000 nangam 632 000 ci ay emplois yoo xam ne créé nañ ko ak lu toppandi ci loo xam ne 660 en tout cas différence bi tuuti la 65 000 en tout cas ci 62 000 nangam pratiquement xaw nañ jege seen objectif bu fekkente ne chiffres yi njiitu réew mi joxe en tout cas jege na ko ci politique jeunesse bi yooyu itam ban jàngat nga ci am ñaari politique jeunesse gouvernement bi parce que ba léegi nii aujourd'hui booy nee nañ liggéey bi jeunesse bi amuñu liggéey xëyu ndaw ñi benn slogan la bu gaa yi génne xëyu ndaw ñi bu ko fàttee 65 000 xaw ma nangam am nañ 62 nangam 1000 et cetera comme ni mu ko waxee ci conseil des ministres bi ban lecture nga ci am. lecture bi ma ci am Maodo mooy d'abord. après en parlant du parrainage et tout. bien sûr rafetlu bu baax li mu def ndax li kilifa gu ko mat di def moom la def ak njabootam bi élection yi jubee am na nu mu ko organiser élection yi bu mu jeexee def na ci njàngat. li bàyyi na liste parallèle la ñëw. njàngat. liste parallèle. mooy. dootu ko defati de. naka jekk non lu mat Maodo yombul lu parfait amul rawatina ci politique moom def na li mu waroon def woo nit ñi ci waxtaan am parce que njiit mënta doon ñaar mënta doon ñett foo ci dem tey bu du woon kii rek kële lay doon. donc li ñuy fàttali kay mooy di ko fàttali suñu bopp di ko fàttali vraiment suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal parti bi bokk ak ñoom coalition Benno Bokk Yaakaar ñuy gën a di doxal lu jëm ci wàllu gën a yéwénante. parce que votre sanction amoon na de. gën a am waaye dañoo xeex ci seen biir. gën a aussi di muñulante parce que kenn rek mooy mën a jiitu la preuve mu ngi noonu fii ñu àndul ba xëccoo léeg-léeg keneen moo ko jël wala bu ko keneen ci ñun jëlee it am na mu mënoon na fee waroon na fi mën a gën a taaru bu doon nekk nañu benn mais njàngat loolu courage la Maodo daf ko def yëpp la ay mission ci 46 départements yëpp am na ci gox yoo nga xam ne sax teewul ba mu fa amee yoonu liggéey moo xam ne muy inauguré wala yow mi def faa demal boppam recevoir responsable politique yëpp wax ak ñoom wax ju rafet ñi mu war a félicité leen ñi mu war a encouragé leen waat leen ci remobilisation te loolu moo am solo maanaam il faut ñu ressaisir parce que nag gars yi seenuñu sax nag Maodo yi coow lu bëri yëpp seenuñu waaye dal niñ ko amee moo niroo tuuti pëccoxoo ba boo gisee da nga yaakaar ne su ma gisee ku toog télévision ci rajo bi naan opposition bi gagné nañ di mais ils ont gagné quelque part. Mais les grandes villes. Grandes villes ñu gagné dañ ko mos di gagné. Et après. mais yéen mais bëggaatoon ngeen ko. mais lu ngeen perte mooy bëggaat ko. ay majorité au département majorité ay communes ëppale ay maire ëppale ay président conseil nga bëgg a wax lan non Maodo. non mais à Dakar supposons par le cas de Dakar ngeen mos leen koo gagné. ba noppi ngeen soxla ko. Benno Bokk Yaakaar bi jiital président Macky Sall ci réew mi amul benn natable mais dadi ne defin wi mën na fee xëy na gën a rafet ba ndam li gën fee taaru taux yi gën a élevé loolu la jàngat te moo tax man maa ngi rafetlu liggéey boobu mu def te gëm naa ni en tout cas comme man Kaolack laa dëkk Kaolack laa gën a xam liggéey ba mu fa def ñun rafetlu nañ dikkam bu baax kontaan nañ ci bu baax te vraiment l'heure est à la remobilisation la preuve ñu ngi ci biir parrainage bi commencé nañ ko donc samedi bii di ñëw rek am nañ daje bu mag nga xam ne ci loolu la war a jëm vraiment ñun taxaw nañu daal nañu war a taxaw te gëm naa ni feneen foo demit noonu la demee parce que ni mu doxalee ak ñun noonu la doxalee ak ñëpp wane yëpp
wane tëddee njaaxanaay wane kilifteef vraiment man rafetlu naa loolu nga jël ndaw ñi nag xëyu ndaw ñi du slogan ñu ngi koy jëmmal jox na. mais comment mais chiffres yi dama ko yor woon naa chiffres yi en tout cas différence seen objectif. entre 62 000 yi nga 62 ak 65 000 yi oui. xam nga sorewul te attention am na échéance yu ñu yeggagul. am na échéance yu ñu yeggagul kon lii disons résultat la rek pas à mi-parcours mais naa ne en cours de route en cours de parcours maanaam ci biir yoon wi ci la wane tolluwaay bi waaye wax dëgg yàlla boo boolee projet ak programme yi nga xam ne ñoo fi nekkoon avant. ak programme bi mu yëkkati. ak moyens yi mu ci def jéego yi ñuy dox fi mu nekk nii rawatina nag man dinaa gis rafetlu vraiment kaaw mbéy mi parce que bëri na ci ñoo nga xam ne ci ferme yi ANIDA yi ci toolu. mais justement horticulture bi mais justement foofu sax laa bëggoon ñëw parce que politique emploi jeunesse bi yow war nañ collaborer ak ñu mel ne yéen nga xam ne yéen il paraît que yéen yow secteur bi la yor dafa transversal parce que surtout sur le plan emploi. tout à fait Maodo. mais foofu nag mais je sais pas est-ce que da ngeen communiqué wala état bi xamul loolu mais parce que secteur bu nekk mën ngeen ko am. non ñun ñoo ëpp li ñuy participer ci wàllu emploi mbéy. te su ma nee mbéy boo jëlee xale yi. du ceeb ak gerte ak suna la ñuy béy légume la ñuy béy ñu ngi ci ferme yu mbéyu noor la ñuy béy parce que moo ëpp rendement d'abord waaw hectare boo ci mënee am ñaar fukki tonnes ak juróom ba fanweeri tonnes bokkul ak mbéy moo nga xam ne benn tonne sax pour nga am ko ci benn hectare problème la tey la ñuy wax mais bu doon affaire problème njaayu problème conservation yi ngay dégg ñu naan légumes yi tuur na mais kilo légume toujours moo ëpp njëg kilo dugub ak kilo gerte bi mu yokkoo mooy bi chinois yi ñëwee ak bi président de la République yegsee di valoriser prix gerte jëlee ko daanaka ci fanweer ak nangam ak ñett yóbbu ko ba ci juróom fukk léegi dem na sax ba 300 francs parce que bu ñu ko fixé 250 sax nit ñaa ngi jëndee ay 300 jëm kaw loolu lu bees la fi kon Maodo xeetu mbéy moom nga xam ne moo ëpp rendement njëg la au kilo moo gën mën nga ko béy ñaari yoon néew ci at mi léeg-léeg ñetti yoon. ci benn hectare juróomi nit ba juróom-benn nit mën cee yëngu bu ñu jaayee ku nekk gis boppam loolu niruwul ak xeetu mbéy moo nga xam ne ñetti weer nga koy béy ba ci biir at mi. donc am bu baax da nga naan sous secteur horticole moo gën a participer ci wàllu sos ay xëyu ndaw ci Sénégal rawatina ci kaw gi. même naru naa ko fàtte même diaspora bi ñi ciy ñibbi si Maodo di investir ci mbéy ci horticulture la ñu ne man su ma la waxee li ma ciy recevoir par semaine doo ko gëm foire bu ñu dem fii au Sénégal wala à l'international daje fa ak ñoom donc même diaspora bi ñu ngi investir vraiment massivement en tout cas ci li ma yëg man ci d'abord ñi ma ciy recevoir ñi ci installé wu invité wu ma dem seen tool suñuy def tournée ci àll bi tool yi ñuy won nga xam ne ñu jógee feneen la ñëw investir fii seen famille nekk fa seen ay mbokk nekk fa vraiment man maa ngi rafetlu loolu di féliciter waa diaspora di wax ne loolu moo war a continuer parce que am na lu tax bañ demee am na lu ñu fa gis bari ñoo xam ne bu ñu demee ci ay toolu tubaab la ñuy liggéey 8 la ñuy liggéey ak lu ni mel ndax bu dee liggéey ba lu ci ëpp ay machines ñoo koy def donc gis nañ fa ne ndekete mbir mi ci mbéy mi la nekk donc ñu ci bëri seen xel jaar na ci ubbeeku ba la ñu am ñu ñëw investir ko ci secteur yu bëri waaye bëri na ci ñoo nga xam ne tey Maodo ci mbéy mi la ñuy investir donc man yàgg naa di wax ne na diaspora bi def loolu waaye vraiment maa ngi wax ne na loolu continuer parce que ñu ngi gis loolu kon wàllu xëyu ndaw ñi moom. vraiment problème foncier parce que ci ñaay bi da ngay dégg béykat yi mais am nañ problème suuf est-ce que politique gouvernement bi ci wàllu politique foncière bi ñuy def ñi nga xam ne dañ naan jaay nañ ñii lii multinationales yi alors que horticulture waroon na gën a bari suuf te politique bi ni muy demee nii suñu arrêté wul dana dem ba ñiy béy ci mbéyum dër bi dootuñu amati suuf dégg naa nag président Macky Sall jamono yële mu ne il faut ñu préserver affaire yi kii bi yokk gay yombal. mais et après. yemul rek ci mu ne dafa jël mesure maa ngi ci ñëw Maodo mesure bu am solo président boo seetee yoon yi mu wax ci lu jëm ci wàllu suuf rawatina suuf pour ñaay diggante ba mu nekkee ci bopp réew mi ak tey foogu may dina yées mukk juróom-ñett ba fukki yoon
ci ay communiqué conseil des ministres yuy wone solo bi mu jox loolu nag xel nangu na ko Maodo wax naa la ne bi mu ñëwee léegi li mu def ci mbéy en général rawatina lu jëm ci wàllu horticulture nit du am gis-gis boobu ba pare am ngëm-ngëm boobu ba pare di defee neneen mais dama lay wax leneen balaa ma ñëw ci affaire suuf si lu tax ba loolu nit mun koo layil Maodo ban ndab tey ngay dem ban togg ngay dem te doo fa fekk ay lëjum waaw jeex na mën nga ñàkk nekk mën nga dem ci ndab fekk fa ceeb te doo fa fekk dugub wala nga fekk fa dugub te du mën a am ceeb waxinda rek wala muy mboq dong wala leneen mais boo dee seet après la muy àndal mooy légumes yu bari du benn wala ñaar de ak légumes yu bari maanaam légume solo maanaam ferñeent ci ne muy ay vitamines muy ay minéraux maanaam rôle bi muy joué ci peeg wér-gu-yaram moo tax ñun on parle de souveraineté alimentaire et nutritionnelle maanaam ni muy aare wér-gu-yaramu doomu aadama bi. jeexital bi muy def ci nit ki rek. jeexital bi muy def ci nit ki ak bokk bu mu bokk daanaka ci quotidien wu nit ki mais jar na ñu bàyyi ko xel ni ñu ko bàyyee noonu xel ginnaaw ba ma la waxee njëriñ ñi ci wàllu xëy ak ci wàllu koom-koom bokk te loolu mooy ci réew mi mais bitim réew Maodo fi mu nekk ñu ngi jaay bu ñu jaayee daanaka 100 000 tonnes ou 110 000 tonnes parce que daaw ñu ngi def 113 000 tonnes ñu jaay ko bitim réew ci ay légumes xam nga lu ñuy indi ci alal. juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar. moom la horticulture dugal. waaw ci exportation rek. exportation rek maanaam li ñuy jaay bitim réew mu jóge fii ñu koy jaay. xoolal campagne bi gën a seer guleel la ci président mooy ren 70 milliards ñëpp nangu ne lu guleet la waaye li ñuy jaay bitim réew rek mu ngi nekk 77 milliards Maodo te loolu jotewul ak dara loolu mën nga koo ful ñett wala ñett ak genn wàll li muy indi li muy jur ci wàllu xaalis ci koom-koom ci biir réew mi nga xam ne yow ak man ak keneen ñoo koy séddoo mooy kii koy béy surga bi kii koy transporté soxna sa nekk fële kasport ci buntu këram yore taabalam maanaam li ñuy wax richesse partagée maanaam koom-koom bu ñu séddoo koom-koom bu yaatu boo nga xam ne jëriñoo bi day landi kooku ci mbéy rek la am waaye rawatina ci horticulture kon Maodo wax naa la kon li tax. mais suuf si moom léegi boo dee suuf si. y a eu des problèmes. non suuf moom kenn mënut a wax ne amul problème président bi nga xam ne moo jiite réew mii tey. nee na dossiers yi gën a garaaw gën a bari gën a sakkan suuf si rek suuf. nit ñi ñëw. am bi ñu ko jàmbat. nee na juróom-ñeent fukki ak juróom yëpp njàmbat la ci mbirum suuf la jëm kon loolu doy na ci wane suuf ni mu doonee jafe-jafe ci réew mi waaye moom suufu mbay nañ ñëw ci loolu ndax suuf it façon yu bëri la Maodo rawatina suufu dëkkuwaay wala fu ñu war a mën a def usine en tout cas suuf ci boppam moo bëri ay jafe-jafe ci réew mi actuellement mais man suufu mbay comme mbay ci laay wax tey suufu mbay laa bëggoon a ñëw ak mbay man mbay mu horticulture dafa am gox boo nga xam ne Maodo ñu ngi koy wax zone des Niayes mu ngi dalee Patte d'Oie gii ba booy waaj a dugg Ndar boo rombee raw ci 180 kilomètres yaatuwaayam diggante géej gi ak jéeri ji nekk fanweeri kilomètres kon bande de terre boobu maanaam partie Sénégal boobu moo ko tuddee zone des Niayes nga xam ne ndox mi sorewul ci biir climat bi ngay gis de type guinéen maanaam du ak influence maritime bi nga xam ne climat de type canarien autant pour moi moom moo fa am maanaam du sedd lool du tàng lool te loolu mbay napp ak càmm ya condition yooyu moo ca gën donc li ñuy ñorle bu doon téeméer la Maodo ci wàllu lëjum juróom benn fukki yëpp ci zone boobu lay jógee. d'accord mais est-ce que bu dee ñuy jaay bitim réew téeméer la. oui juróom-ñetti fukki yëpp. ci zone des Niayes lay jógee. kon xam nga zone bu am solo la lu président def mooy bi mu gisee ne wàllu amu beneen terme ndax nit ñi miin nañ ko lool neexuma lool waaye terme caxatee suufu ñaay ak rôle bi mu war a jouer ci wàllu koom-koom ci wàllu emploi ak ci wàllu nekk poumon vert maanaam ndax moom moo fi des
ñaay boobu moo fi des sinon pollution bi dinañu sonal bi mu xamee loolu dafa jël décret 748 2019 bu 29 mars 2019 mu ne zone ñaay bi grande ñaay bi mooy zone technopole bi nga xam ne 300 hectares la bande la fii ci Pikine zone urbaine naturelle la ko def kenn dootu fa def lu dul mbéy ak lu dul xeetu yëngu yi nga xam ne day aar àll bi ak picc yeeg yu ni mel donc loolu xam nga mesure bu rëy maa ngi koy wax ci benn émission fan yële Maodo ne loolu ci grande ñaay la ko jël mais esprit décret maanaam li décret biy dox dañ ko war a appliquer ci ñaay bi yëpp ak ci feneen foo nga xam ne mbéyum noor mbéyum horticulture am na fa ndax nag mooy moo ñu desee Maodo parce que ndaw yi ñuy wax ne nañ leen téye bu ñu dem bitim réew mais ñu ci ëpp Maodo ñu bëri ci ñoom bokk ñu ngi jóge ci kaw gi te ci kaw googu la suuf si desee kon li des mooy comme ni ko président bëggee def nañu ci ndigalu ministre Moussa Baldé programme bu ñuy wax programme national de relance de l'horticulture ci PAP 2A la bokk maanaam programme boobu pour ñetti at 2021 ba 2023 président de la République gis nga mesures yu am solo yu mu ci jël ci wàllu paj mi ci wàllu garab yi ci wàllu infrastructure de santé yi ci wàllu mbéy mi ak yeneen wàllu ñun ci mbéy mi ñetti programme moom la volet agricole bi ëmb mooy autosuffisance en riz boobu ñu wéer di ko topp te dàppali doxin bi pour ñu mën taa yegg yeneen céréales yi yoo xam naa la ko léegi nga xam ne ñoom it dañoo bokk ci li Sénégal yi di dundee mooy yu mel ni dugub mboq basi foño autres céréales yi filières yooyu aussi ñu développé leen ak développé aussi horticulture pour que doole bi mu am fi mu nekk nii ñu continuer di ko yokk ndax potentiel horticole bi dafa des lu bari maanaam fi ñu war a mën a yegg horticulture ci réew mi xaalis bu ñu faa yegg malgré résultat yu am solo yi ñëpp di coow jéego yi mën nañoo yokk foofu li ñuy def te bu baax loolu dafa doon xéewal ci ñun ndax tey lii Sénégal lii réew mi indi di situation àdduna indi mooy loo man defal bul doy ci la nga man bu ca gaaw a doy mukk bu ca gaaw a tayal maanaam bu ca limité sa bopp ndax kenn xamul ndax boo ca béyee lu ëpp sa soxla am na keneen ko soxla Maodo kon bu ko defee di nga ko jaay mu jural ay koppar nga mën a am yeneen yoo nga xam ne xëy na yow am ko bu dee mën na nekk sax du sa priorité am na lu gën a nekk sa priorité lu gën a doon farata ci yow nga jël xaalis boobu di meññee ci lu ëpp ci li nga béyoon ci lu ëpp ci li tegu ci sa soxla loolu mu ne du gàtt ci réew mi nga mun ko dugal feneen kon gis nga ni wàllu souveraineté alimentaire président wax ne nañu développer nañu accroître production yi au pluriel la nañ leen valoriser kon nañu yokk mbéy mi rawatina mbéyum horticulture programme boobu am na lu mu fàggu. nguur gi fàggu d'accord partenaires yi aussi war nañ ci jàpp. d'accord pour mu gën a kii parce que. nga xam ne daañu yokk li ñuy jàppale sous secteur horticole. ci wàllu engrais ci wàllu jiw maanaam subvention yi ci wàllu matériel ndax ñoom matériel yu ndaw la ñuy faral di utiliser. d'accord mais accession na waaw. il faut ñu ginnaaw effort yu am solo yi ci président def il faut ñu yokk ko bu baax pour que xëy ndaw ñi ci wàllu mbéy parce que ndaw tey wax dëgg yàlla du ñu béyee na ma am doy mbéy du ñu ko nangu ñoom mbéy mu moderne mbéy mu dëppoo ak jamono la ñuy béy. d'accord maanaam mbéy moo xam ne. ni mu amee ci àdduna yëpp noonu la war a amee fii mooy sonn tuuti am lu bari. d'accord mais est-ce que jiw semence la est-ce que matériel yi am tey. d'accord est-ce que rencontré wuloo est-ce que rencontré wuloo wàññiku te am bi yokku. rencontré wuleen ay problème mu semence. ah kay. voilà. loolu am na Maodo mais ñu ngi ci liggéey bu am solo te dafa mel ni da ngay suivre wax dëgg yàlla te loolu bettu ma ci yow liggéey bi ni mu amee solo xam naa nag amuloo solo ci yenn fànn yi waaye fànn yi moom wax dëgg yàlla il faut ma summi la chapeau gis nga bu dee am na problème bu ñu war a régler à part affaire ndenc meeg yooyu. pour mën a saxal fii mbéyum horticulture sax di ko yóbbu ci kanam mooy affaire jiw wi. parce que jiw wi. li ci am bitim réew lay jógee. c'est ça. donc te mënoo wekk sa mbéy ci. produit booy jëlee feneen. ndax Covid bi wane na ne loolu wóorut même boo amoon xaalis boo ko jëndee sax laa wax wóorut mën na demee situation nu demee noo xam ne boo amoon milliard doo gis doom boo jël pour ji ko moo tax ñu def programme de constitution d'un capital semencier pour les cultures horticoles
di ci def fi mu nekk ñu ngi ciy def jéego yu am solo ba ci pomme de terre bii ngay dégg incha allah di nga ci am ay nouvelles ci jamono yi di ñëw. pour nañ ci lool ni ci jéego yi yokkee am na kuréelu béykat bu ci nekk am na agro business bu ci nekk ba tey wax dëgg yàlla soreetuñu lool li ñu soxla ci wàllu googu xam nga loolu nag. au niveau local. comme ça dootu leen rencontrer ay problème mu semence ak yooyu. waaw en tout cas pour filière boobu. ay jéego yu am solo ci fruits et légumes laa wax nag. filière boobu parce que bu dee ay gerte yooyu moom kenn waxu ko parce que yooyu am nañ ci. voilà donc légumes yi laay wax donc. d'accord yooyu pour pomme de terre en tout cas ay jéego yu am solo. am na ci diggante ñeenti at yi passé ba liñ ci am ren. vraiment dalal la suñu xel que ni ci at yu gàtt dinañ mën a toog dootuñu jëggaani jiwu pomme de terre bitim réew mais en tout cas daal taxaw régler problème mu jiw yi moom farata la. d'accord farata la ci horticulture Macoumba Diouf nga baal ma en tant yow mi yore wàllu horticulture mbayu dër mi soble looy tëjee comme conclusion voilà. li may tëjee Maodo mooy vraiment rafetlu waat encore une fois rek discours président de la République di wax ne li mu wax jëmale ko ci mbay mi dafa dëkk di ñu ko fàttali waaye waxtu dafa toll foo nga xam ne nag il faut que ñu obligé dégg. appliquer bàyyi leen wax ji. balaa situation bi di toll foo nga xam ne daanaka déglooti sax dootul am njëriñ nañ déglu pendant qu'il est temps maa ngi koy fàttali sama bopp. di ko fàttali askanu Sénégal yëpp di wax ni leneen jiituwu fi ba ci métier yi wala boog métier yi ko jiitu bariwul bu dee am na sax yeneen jiituwu fi mbéy leneen gënu fi mbéy ci cosaan réew mi xamul lu dul mbéy kon nañu dellu ci mbéy bi ci dellu yin bi président de la République santaane surtout que moom ak gouvernement am bu doon dox la bu ñuy dox di dem ñu ngi ñu ciy gunge bu am solo kon li may wax rek mooy nañu ci gunge boobu mbéyum nawet baax na ndax ñi ciy béy xëy na ñoo ëpp mbéyum nawet baax na ndax suuf suñuy béy ci nawet moo ëpp waaye. ñu bàyyi leen xel. bu ñu nee oui xëyu ndaw ñi. métier mbéy comme métier maa ngi fàttali ne loolu horticulture moo tax ñuy wax bu ñu nee ñam pour wér-gu-yaram damay fàttali ne yi jóge foofu ñoo gën a tax. mooy légume bi bu ñu nee jaay jëflante ak bitim réew. lii nga jëndee ko ci moom lii nga jaay ko mu équilibrer sa balance commerciale kooku horticulture moo tax ñuy wax. d'accord kon ma ne kon nañu gën a bàyyi xel sous secteur horticole ci gunge bi ñu war a gunge béykat yu ndaw yi. d'accord ci ñu jot ci jumtukaay muy jiw engrais di matériel agricole waaye ci jàppale leen ci bërëbu dencukaay yi nga xam ne def naa ci appel pour secteur privé te nguur gi it am na ci ay projets yu mag gis nga marché d'intérêt national ministre de l'agriculture def na ci benn projet 2 milliards jox nañ ko ministère du commerce pour mu def ci ay magasin de stockage kon xam nga nguur gi xaaratul secteur privé bi moom mu ngi anticiper. d'accord kon loolu daal mooy kàddu yi ma bëggoon a. merci di ndokkeel aussi vraiment armée bi waxoon naa ko bi mooy ubbi ak jeunesse su Sénégal ci 4 avril bi ñu jógee di wax ne ñoom ñooy doole réew mi ñoom ñooy kaaraange réew mi kon nañu mës nañu naka jag dañoo taxaw nañu gën a taxaw pour que kaaraange gi war ci réew mi ñu war ko am ma beral nag loxo vraiment. armée nationale ginnaaw président de la République yaa ngi yëpp taxawaay bu am solo bi ñu taxaw pour sécuriser. réew mi d'accord rawatina gox yi nga xam ne yàq mu ngi fa doon am ci suñu koom-koom ci wàllu àll beeg yu ni mel vraiment taxawaay bu am solo bi ñu taxaw daal ba dalal xel yi ba téye koom-koomu réew mi ba aar réew mi daal loolu ñun ñëpp ñu ngi maas di leen ci jaajëfal. merci di leen sant. jërëjëf Macoumba Diouf ñu ngi lay jaajëfal moom mi nga xam ne moo di directeur bu horticulture tey jii mu ñëwoon ci Sud FM ci émission bu mag bi nga xam ne moo di janoo bi nga xam ne ñu ngi koy déglu fépp ci biir Sénégal beneen dimanche incha allah daañu di kaat ci beneen gan am ngeen jaajëf jërë ngeen jëf merci.